Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'ala salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Rabbil alamin yaqulu fi kitabihil karim وقفوهم إنهم مسؤولون أحمده وهو الحميد المجيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم وأحثكم على طاعته. أما بعد أيها المؤمنون الكرام، خطبتنا اليوم عن السؤال الثالث من الأسئلة الأربعة التي أخبر النبي عليه السلام أنه لن يتحرك العبد وينصرف عن موضع الحساب يوم القيامة حتى يسأل عنها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل اكتسبه من طريق حلال كإرث وهبة ووظيفة ومهنة مباحة وبيع وتجارة لا حرمة فيها، أم اكتسبه من طريق حرام كسرقة ورشوة واختلاس للمال العام وأكل أموال اليتامى ظلما وبيع سلع وتجارة محرمة أو وظيفة ومهنة لا تجوز أو غش أو تدليس، فالحذر كل الحذر أيها المسلم من كل صغير أو كبير أدخلته في مالك، واعلم أنك ستسأل عنه أمام رب العالمين. وتخفف اليوم قبل غد، هنا في الدنيا قبل يوم القيامة، من كل مال تعرف أنه ليس مالك أو اكتسبته عن طريق محرم
قال سيدنا إمام الله عليه الصلاة والسلام فإن المال يفسده الحرام فإن كأس دم تفسد سفيحة لبن وكذلك قليل من الحرام يفسد كثيرا من الحلال cant ñeel na yàlla mi borom bindeef yi mu ngi wax ci téereem bu tedd bi ne waqifuhum arrêté leen téye leen ñu taxaw innahum mas'ulun faw ñu laaj leen ahmaduhu wa huwa maa ngi koy sant te mooy ku sant ku di ku màgg ki tey seede ne amul benn buur bu nu war a jaamu dëgg ku dul moom yàlla di ko seedeel wéetaay ci nguuram bokk ak kenn di seede itam ne sunu sang muhammad ab jaam la di yonentam yal na ko yàlla dolli teraanga ki xéwal dolli ko mucc ak barke moo ki ñoñam ak i saxaabaam boole seen ma di leen dénk yéen jaami yàlla yi di ko dénkit sama bopp ak ragal yàlla mu màgg mi te di leen ñaax itam ci topp ak ginnaaw loolu yéen way gëm yu tedd yi sunu xutba tey bii mu ngi jëm ci ñetteelu laaj bi ci ñeenti laaj yi nga xam ne yonent bi alayhi salaam xibaare nanu ne jaam bi du séqib tànk mukk di xartar bi ku di dem fenn ca taxawaay ba nga xam ne fa la ñuy natte jëf yi yowmal qiyaama lu dul ne dañu ko laaj ci ñeenti laaj mu tudd ca nag ñetteelu laaj bi mu ne wa an maalihi dinañu ko laaj ci alalam min ayna iktasabahu fan la ko jële wa fiima anfaqahu fan la ko def fan la ko jële ndax ci anam gu dagan anam gu lew lu mel ni ndax da ko donn ci miraas wala ndax dan ko may gu wér gu leer wala ndax ci fonction bi nga xam ne moom la doon occupé ci salaire am la ko jële wala ndax ci métier mu baax mi nga xam ne moom la amoon di ci ñax wala ndax ci njaay ak jënd commerce boo xam ne dara xaraamu ci ndax loolu la wala ndax mu ngi ko amee ci anam gu xaraam comme lu mel ni sàcc lu mel ni alali ger lu mel ni itim détourné li nga xam ne argent public la alalu askan wala ndax alalu jirim ju nekkoon ci loxoom la mu jël ko def ko moomeel di ko lekk ci dudul dëgg di yoon wala ndax ci jaay marchandise ak commerce marchandise moo xam ne mu xaraam la wala ndax ci fonction boo xam ne bu mu occupé woon la waaye boo xam ne daganul ak métier moo xam ne daganul ci lislaam wala ndax ci ay tappale ak ay labaje la jële loolu lépp lu mu ci doon na mu amee noona la koy waxee ca kanamuk yàlla subhanahu wa taala ndax foofa kenn mënu faa wax lu dul lay dëgg pexe yi foofa yeggu fa fii lay yem ci àddina kon nag yow mbokkum jullit mi na nga def attention bu baax a baax ci lépp loo xam ne yaa ngi koy dugal ci sa alal néew na wala bari na te nag nga xam ne loolu ngay dugal ci sa alal dees na la ko laaj ëllëg ca kanamuk yàlla mi nga xam ne mooy borom bi def yi te itim yow mbokkum jullit mi fexeel ba yenneeku fexeel ba taxalikoo tey jii balaa ëllëg fii ci àddina balaa yowmal qiyaama fexeel ba taxalikoo ak lépp loo xam ne xam nga ne yaa ngi ko téye ci sa loxo wala yaa ngi ko def ci sa alal wala yaa ngi ci tëdd te xam ne sa digganteeg yàlla moomu loo ko wala boog xam nga ne anam nga ko utee anam gu xaraam la kon mbokkum jullit mi fexeel taxalikoog loolu tey jii balaa ëllëg fii ci àddina balaa yowmal qiyaama ndax sunu sang imaamullah alayhi salaatu wasalaam de xamal nañu ne alal bu ca lu xaraam duggee rek yàq ak mu ne fa innal maala yufsiduhu l xaraam mu ne na ngeen xam ne alal moom boo ca fexee ba tàbbal ca lu xaraam rek yàq nga alal ji mu ne ndax fa inna ka'sa damin mu ne ndax misaal ma mooy kaasub deret tufsidu safiqata laban mu ne xam nga ni moos kaasub deret boo ko sottee ci bagaanu soow mu yàqa soow ma yépp mu ne naka noonu itim lu néew li ngay xeeb ci lu xaraam
boo ko tàbbalee ci sa alal ji nga xam ne alal ju dagan ju lew la mu yàq ka. barakallahu li wa lakum fi alquran alazim wa nafaani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa zikri al hakim innahu taala barrun jawadun ghafurur rahim. الحمد كل الحمد لله تبارك وتعالى أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة في الله أخبرنا النبي عليه السلام أن العبد يسأل أمام الله عز وجل من أين جاءه المال الذي كان بيده في الدنيا وسيبين ذلك بجواب صريح صادق. وبعد بيان مصدر ماله يسأل عن الوجوه التي أنفق فيها هذا المال الذي كان بيده. وإن من المواقف المذلة للعبد المسلم والمهينة له في موضع الحساب يوم القيامة أن يعترف بأن المال الذي كان بيده مال غيره، مال يتامى أو مال عائلة أو مال جماعة أو مال العام مال الشعب. وإذا سئل أين أنفقه يعترف صراحة أنه أنفقه في ملذاته من أكل ولبس ومسكن ومركب وملذات أهله، بينما أصحاب المال الحقيقيون محرومون من تلك الملذات التي كان يتمتع بها هو وأهله. هذا ذل وعار يجب على العبد المسلم أن يخافه ويجتنبه. جاء في الحديث النبوي قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. cant gépp cant ñel na yàlla tabaraka wa taala. sant naa ko cant gu bari gu sell bu barkeel. seede ne amul benn buur bu nu war a jaamu dëgg ku dul moom yàlla, wéete na nguuram bu ko ak kenn. seede ne Muhammad ab jaamam la di yonentam. yàlla na ko yàlla dolli teraanga ak xéewal, dolli ko mucc ak barke moo ki ñoñom ak i saxaabaam mboole seen. ginnaaw loolu yéen soppe yi ci yàlla, yonent bi alayhi salaam xibaare nañu ne jaam bi dinañ ko laaj ca kanamu yàlla mu màgg mu kawe mi alal ji mu yoroon ci loxoom ci àddina fan la ko jële. te loolu moom jaam bi dina ko biral ci tontu bu leer, tontu bu dëggu boo xam ne il est obligé mu def ko. ginnaaw bu leeralee fan la alal jooju jóge, dinañ ko laaj itam ci yan anam la ko doon dépensé, maanaam fan la ko def, alal jooju fan la ko defoon. kon benn laaj la boo xam ne dafa am ñaari xaaj, moo ci gën a am risque laaj boobu ci ñeenti laaj, parce que benn laaj la waaye dafa composé ñaari xaaj. benn xaaj bi mooy dañu lay laaj yow alal ji nga yoroon ci àddina di ci dundal sa njaboot, di ci def li ngay def, fan nga ko jël, nga war kaa leeral. ñaareelu xaaj bi yow alal jooju ginnaaw ba nga ko wutee fa nga ko wutee te wax nga ko foo ko def, mu doon loo xam ne lu jafe la, lu jara bàyyi xel la, lu jara ragal la. te nag bokk na ci taxawaay yi nga xam ne moo gën a mën a toroxal ab jaam bu di jullit, gën kaa mën a doyadil ca taxawaay yowmal xiyaama ya, mooy ñu laaj ka li nga yoroon ci alal foo ko jëlee, mu reconnaître ne alali jàmbur la. alali jàmbur la boo xam ne daf moom moo diggee woon ak moom nekk boo ma joxee temps dinaa la defal temps wala dinaa la jox temps, kooko jox ko ba mu mat sëkk defu sa dara, continuer tëdd ci alal de lekk ka te du ko teree nelaw, du ko teree am jàmm. wala alali jirim ju nekkoon ci loxoom mu di ko lekk mel ni ku yokkuy lekk alalam. wala alali famille boo xamante bi dafa nekkoon ci loxoom mu di ko lekkloo njabootam comme lu mu moom. wala alali mbooloo nag bari na, alali mbooloo moo xam ne dafa nekkoon ci loxoom
mu di ko lekkaloo njabootam comme alalam. wala alalu public muy l'argent public nga xam ne alalu askan boo xamante bi ni poste ba mu amee moo taxoon alali askan boobu nekk ci loxoom mu di ko lekk di ko jël di ko def ci ay compte comme ku yor alalam. kon loolu ma ne bokk na ci li gën a mën a toroxal ab jaam bu di jullit ca bés penc ma nga reconnaître loolu yépp ne noonu la demee alal ja moomuloo ko alali jàmbur la alali diw nangam te boole ci ak tim buñ la laajee tim ne waaw loolu biñ ko jëlee ci anam yu ñaaw yooyu yépp tëdd ci fan nga ko def ak ba tey itam nga jaam bi reconnaître ci doyadi ak toroxte ne mu ngi ko def ci ay bànneexi boppam ci lekk ci col ci dëkkuwaay ci waruwaay def ko ci bànneexi njabootam itam ak fo ak pukkare fekk nag au moment où ña nga xam ne ñooy borom alal yi dëgg-dëgg moom xañ na leen bànneex yoon lekkunu ba doy lekkunu ba suur dëkkunu dëkkuwaay ba ca war ndax lanu yoroon moom moo leen nax ba jël ko ñoom ñu des ak seen tumurank moom mu nekk ca di ca bànneexu moom njabootam. mbokki jullit yi loolu ak toroxte la gàcce la goo xam ne war na ci bépp jullit bépp jaam boo xam ne jullit la mu ragal gàcce boobu war na ci bépp jaam boo xam ne jullit la bu xalaatee ne moom mu ngi tëdd ci alal jaam bu xalaatee ne la mu waxante woon ak aw nit wala nit ba tax mu jox ko alal ju bari loolu du niil faw dinañ taxaw ca kanamu yàlla moom mu reconnaître loolu reconnaître tim fam ko def nga xam ne loolu yépp day leer nañ ma ne loolu torte la gàcc la goo xam ne jullit bu nekk bu ci ne war na laa teree nelaw war nga ragal ka te xalaat noo ko mooy teew bu dee defaguloo wala xalaat noo teqalikoog loolu fii ci àddina balaa bis boobu nga xam ne gàcce boobu day gàcce la muy gàccu àllaaxira mooy gàcce dëgg-dëgg yàlla nu ci yàlla mu sël sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis mu ne man iqtataa xaqa mri'in muslimin mu ne képp koo xam ne jël nga àqi jullit moo xam alal wala xeetu àq beneen bu mu mën a doon nga jël ko bi yamini nga jël ko ci waat nga wat ci yàlla ne yaa moom te moom wala nga wat ci yàlla ne que boo ma joxee tant de millions wala boo ma joxee tant dinaa la jox tant mu gëm la ndax waat googu nga wat ci yàlla mu jox la alal ja mu la jox nga tëdd ci alal ja joxoo wàccoo woog moom ci la ngeen waxante woon nee na bépp jullit boo xam ne jël nga ak jullit ci anam gu mel noonu ci waat ci yàlla te fekk dara du ci dëgg bëgg naxaate ak bëgg njublang moo tax nee na faqat aw jaballaahu lahu naar mu ne kooku yàlla warlu na safara ci moom yàlla nu si yàlla musal mu ne wa xarama alayhi l janna yàlla xaraamal na ci moom safara xaraamal na ci moom àjjana bu fekkee deewaale na tooñ googu ak axaju rëy jooju ndax la yàlla ma mu ci dugal moo tax maa ngi wat ci yàlla ne boo ma joxee temps dinaa la defal temps boo ma joxee nangam dinaa la jox nangam ma gëm la wala wa jullit bi gëm la ndax yàlla moomu nga waate mu jox la nga lekk alal bi kooku kon looloo tax ñu xaraamal ci moom aljanna yàlla na nu ci yàlla mu cël nee na bi mu waxee loolu benn saxaabi yi nekk waa yonent bi bu fekkee lu ñàkk solo la nag bu fekkee alal ju ñàkk solo la kaana qadiban min araak mu nekk bu fekkoon bantub soccu la bantu boo xam ne soccu rek la man mu nekk ba tey loolu benn atte bi laak bu doon ay milliards yàlla na nu yàlla doolee xiir si jàmm ko topp ko ragal yàlla na nu yàlla doolee mu cël ci seytaane yàlla na nu yàlla doolee jàmmal ci suñu réew mi yàlla na yàlla doolee jàmmal julli di fu nu mën a ne yàlla na yàlla wesaare ci jàmm ci àddina bi allahumma inna nasaluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wa salamata min kulli ism والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على الإمام المهدي وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام نصر من الله وفتح كريم ونصر من المسلمين وبتنا الله بالدين والإيمان اللهم ارفع درجة الإسلام والإيمان وخذ درجة الكفار من المنافقين اللهم ارفعنا الله فوق أعدائنا الله تحت أقدام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفرنا بفضلك القرآن وارحمنا بحقك المنزل اللهم ثبتنا بكلمات الله